asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. jéye daal di am foofee ca Bunkiling benn si ndaw bu am lu toll ci fanweeri at moo daal di bujji paaka jam ko borom këram ba fi mu ne nii sax daal dina ñàkk bakkanam loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ànd ceeg suñu ndaw la fa di Moussa Dramé li nga xamante ne itam ñoom ñooy jaaykat yu nekk ca marché bu nekk ca Mbour ñoom nag maire ba fipp la ñu def ngir rek daal di fësal seen ñàkk ànd. ci déguerpissement bi nga xamante ne nag ñoo ngi leen koy fas yéene def rawatina ci jamono si la ñu daal di jublu lii leen di wàccaayu tabaski bi ñoom nag dàq nañ na loolee ba tax rek ñu jàpp ne dañoo war a daal di ajandi li ni mel ba daal di weesu la nga xamante ne moo jëm ci wàllu julli tabaski bi loolee di ngeen leen teewlu ci yaatalu xibaar ginnaaw bi nga xamante ne itam. daal di nañu dal ci kaw ay azangu ak waa tekk foofee ca Baba Garage ki nga xamante ne nag moo yor seen communication jàpp na dina yóbbu yëf yi fi mbaxana doone benn ndaxte nag loole mënuñ ko bàyyi mu daal di wéy ci loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi dinañ àddu itam ci la nga xamante ne moo jëm ci wàllu Sénégal bëbët gu mu bëgg ngir rek daal di fexe tabax lu toll ci ay vaccin fii Covid 19 fii ci Sénégal fas yéene cee def lu toll ci fukki milliards ci suñu koppar nguurub Sénégal ak ay partenaire am ñoom ñoo ci daal di def li ni mel dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boolee lu jëm ci wàllu tàggat yaram ba wax sa xalaat lu ñuy waxtaane bokk na ci mbas mi ak it lu jëm ci wàllu coppite ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu code électoral bi naka ngeen ko gisee ban jàngat 077 77 097 74 00 mën ngeen fa jaar fësal seen xalaat ku nekk bàyyi moromam mu daal di wax xalaatam ki la di Pape Abdoulaye Dieye moo féete ci xaral. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo tey nekk aljuma yem ak juróom-ñeenti fan ci weeru sulet atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn yooyu xibaar ñu dore ko ci communiqué bu DIRPA bi la ñeenti militaire sénégalais ya nga xamante ne nag dañoo seen woto moo daal di yéeg ci kaw benn ndell ba ñu jëlee ci ay gaañu gaañu yu metti ñoom nag ñoo ngi bàyyeekoo fi nga xamante ne moo nekk ca benn mission bu ñu demoon foofee ca diwaanu Mali bilan bi nag daal di nañ nemmeeku ñeenti militaires yi nga xamante ne dañoo am ay damm-damm bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xamante ne nag moom la ñu DIRPA daal di fësal jàpp ne nag ñooñe daal di nañ leen rawale fasaasa jaarale ko ci hélicoptère fi nga xamante ne moom mooy Sévaré ci hôpital niveau 1 bu nekk ca Den 710 nag mooy. détachement sénégalais bu mission multidimensionnelle intégré wu Nations Unies yoo nga xamante ne dañ ko daal di yóbbu foofee ca réew Mali ngir rek mu daal di fa watu kaaraange lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom fukki militaire ñoom ñoo fa daal di nekk loole nag ñoo ngi ko door niki décembre 2020 fas yéene ko amal itam wéyal niki février 2021 loole lu toll ci diiru bu at lañ ko fas yéene amal bu ñu sukkandikoo ci keet ya nga xamante ne bàyyeekoo na ci DIRPA. lu am lu doy waar moo daal di am foofee ca Bunkiling benn sa ndaw bu am lu toll ci fanweeri at moom moo daal di faat borom këram niki tey jile foofee ca Bunkiling paaka nag la ko jam ci li nga xamante ne moom mooy bulox gi mu mujj fa daal di ñàkk bakkanam gannaaw sa nga xamante ne ñoo ngi ko doon daal di rawale ca l'hôpital Moussa Dramé. ci ajuma ji ci jamono joo xam ne ci la bàyyeekoo ci tool ya ñëw ci këram laata benn waxtu di jot muy waaji jumaa ji ci la borom kër gi lay di Lansana Sagna war a toll ci ñeent fukki at juróom-ñeent am xuloo ak soxnaam di Jeneba toll ci fanweeri at wala li ko weesu ñoom ñu ngi dëkkee ci quartier bi la di Grand Dakar nekk ci commune Bunkiling chef-lieu de département fa teew ci bët gannaaru diwaanu Sédhiou soxna si bu xuloo bi jibee ci la dal di jël paaka dal di ko samp ci dënnu borom këram dal di daanu foofee it am deret bu bare boo xam ne ñàkk na ko laat nag ñu koy dal di yóbbu ak it l'ambulance bi ci centre de santé bu Bunkiling fekke ne it mu ñàkk bakkanam fi mu toll nii tembe it amaguñu lu leer ci lan moo waral li ni mel waaye ci kaddu yu bare yoo xam ne jot nañ kaa taataan ne ñu it ay xeetu fitna yu bare moo daan amee seeni diggante benn at lëm yàllaa ngi nii waa ji leen ñu faat bakkanam béykat la nekk photographe fekk baax ci Kanjom Mangana gën a féetewu ci bët gannaaru diwaanu Sédhiou ci boori Fogni rawatina soxnaam bàyyi ko ci Serekunda Nding ci Gambie ñaar ñooñee gannaaw bu ñu séyee ci septembre atum 2019 ne ñu it dañoo am benn xale bu jigéen boo xam ne it feregul sax ci yeneen kaddu yoo xam ne ba tey taataan nañ ko it te ñu muur seeni tur ne ñu it fi mu toll ni ne ñu it soxna si buñ koy door a may àndu ci woon ci njëlbeen fi mu toll nii it gannaaw ba mu defee ji lay soxna si di Jeneba dal di dem ba ci brigade gendarmerie bu Bunkiling borom këram boo xam ne it àndutul ak bakkan ñu ngi koy denc ci morgue bi nekk centre de santé bu Bunkiling te it l'enquête bi ñu ngi koy wëyal ki si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM.
ginnaaw bu juróom-ñaari simili tegoo ci juróom-ñeenti waxtu ca Tiripanu ca Mbuur la ñu jëm foofee ña nga xamante ne ñoom ñooy daal di yëngu ci wàllub marché ba fa daal di nekk doogaanu sikk mu la ñu daal di amal niki tey ji ngir rek daal di fësal seen ñàkk ànd ci déguerpissement bi nga xamante ne ñoo ngi leen ko fas yéene def rawatina ay fan rek a des ci wàccaayu tabaski gile ñoom nag jàpp nañ ne li ni mel war nañ mun a bàyyi ba ñu daal di weesu li leen di julli tabaski bi ñoom nag daal di nañ joxeñ baaraamu tuuma préfet ba fa ak maire ba fa daal di sàkku ci njiitu réew mi mu daal di ci àdduna mu gën a gaawe Mohamed Faye moo àddu ci seen tur ñu teewlu ko ak Moustapha Sall. ñun ñu dem ci préfet ne ko ñun bañuñ dara ñu defaru luñ bëgg mooy nañ ñëw nga organiser ñu defaraat tali bi nit ñi nga xam ne dañ nekk tali utal fu ñu leen dugal pour jàmm maanaam ba julli passé léegi moom préfet dañoo xëy woo ko téléphone ne ko li ñu la waxoon démb d'accord nañ ci li ñu bëgg mooy nga encadré ñu ak commissaire mu ànd ak ay semis ñu ànd ñun defar marché ba julli gi passé bu dee préfet ak ay gaayam ak maire dañoo bëgg lu ak commerçant yi mag yi dañoo bëgg lu jub bu soobee yàlla le 25 joxe nañ rendez-vous préfet ak maire ak président marché bi le 25 woo nañ leen pour ñu ñëw jubanti mbedd yi ñu woo kadas o urbanisme o képp koo xam ne autorité ci dëkk bi ñu ñëw le 25 ñu taxaw marché jubanti ko moom préfet ne ma demal ci maire moo yore opération bi moo maire mu ne dafa am dëj moom yoru opération bi léegi nag moo commissaire ne moom ndigal rek lay xaar te ndigal ni ko joxoon dem ci la ko jox ba tey guddi la ñuy ñëw te guddi googu heure crime la léegi nag man a bureau bi ma ñëw wax bureau bi ne leen diggante minuit jëm 0 heure jëm 2 heures 3 heures xanaa bandi sa jóguñu heure boobu léegi waaw 0 heure xanaa bandi yi laa la wax heure boobu jóguñu ko léegi ñu doon kilifa di yebale guddi pour ñu ñëw yàq di bagage kon ñu yàq lañ bëgg a def waaye defar ci wuñ te ñun li ñu leen oo may ñëw la ñu defar ba julli passé su ngeen war a yàq dinañ fekk ñu jóg ñu engagé wu li fi yàq ñu taxaw ñu defar ko tey li ñu bëgg mooy président Macky Sall lu ñuy wax ñun waxuñu préfet ndax préfet nag nangu jël engagement am ba kon kay préfet la préfet mooy coow li préfet nag yaa ngi bëgg a lokk xel moo xam ne yaa ko yóbbu Dakar soo ko yóbboo wallaay Macky Sall yow su dee préfet bii nga fal bu mu taxaw Dakar préfet bii bu nekkee moom la Macky Sall yaakaar ba mu dal ko Dakar lii mu lokk nar ko yóbbaale lu mu sumu dina échec léegi nag lu ñu ñaan Macky Sall nag tey yow lañu yaakaar yow yaak Moustapha Niasse président assemblée yéen lañu yaakaar ngeen wax préfet bii du dégg nañu bàyyi ba julli gi passé le 25 rendez-vous waaw. loole di commerçant ya nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofee ca diwaanu Mbour doon fësal seen ñàkk ànd ci déguerpissement ba nga xamante ne ñoo ngi leen koy waaj a defar. ñu àddu ci mbirum ndox mi Aquatech ginnaaw ba nga xamante ne daal dinañ dal ci kaw ay azangu Aquatech foofee ca Baba Garage ki yor seen kàddu ko jokkalante daal dina xamle ne nag yëf yi dinañ ko yóbbu fu mbaxana doone benn Pape Baye Diop daal dina ci porox ndoll ci boobu ndaje ngi rek daal di àddu ci la nga xamante ne moo jëm ci wàllu forage bu nekk ca Bambey Séeréer ñu teewlu ko ak Adama Ndiaye. si forage bu Bambey Séeréer si lay tàmbalee depuis ay jours depuis ay mois depuis ay semaine ndox amu fa population bi dañu mar mu am problème ci forage yi mënuñu avancer mënuñu am ndox te ñi fa nekk mooy ñi nga xam ni kenn falu leen ñoom ñoo fa indi seen bopp ñu daal di jël ay matuwaay tey ànd ak équipe Aquatech ak ay huissier pour xool ban problème moo am ci forage bi ba ñu ñëwee fekk nañu forage bi mu am ay cadenas ak ay chaînes ñu toj cadenas yi toj chaînes yi pour mën a accéder ci salle yi pour xam lu tax population bi askan bi mënul am ndox kooku amul problème loolu mooy suñu liggéey daanaka waxtu bi techniciens yi ñi ngi liggéey di xool lan la fi ñooñu defoon ba forage bi mënul fonctionner incha allah dinañ defar forage bi ba ñëpp am ndox ci Bambey Séeréer beneen bi stop mooy Baba Garage le 20 juin bi passé dafa am benn collectif bu jóg envahir forage bi def ay chaînes tey ñu jóg ànd ak huissier toujours ànd ak équipe yi pour di dem dajji chaînes yi pour mën a accéder ci forage yi parce que nguuru Sénégal moo ñu jox gestion forage yi ba équipe bi egsee nag dafa am ay nit ay samambooy yoo xam ne dañu jóg attaqué leen yàq oto yi agressé leen ci kanamu huissier bi ne forage bi ñoom ñoo ko moom kenn du fi laal forage bi yàlla def na gendarmerie intervenir na leen rek laay wax délégation de service public nguur gi ñun lañ ko jox Aquatech ci région de Thiès ak région Diourbel jox ko benn collectif donc suñu liggéey dañ koy def tant que état bi mi ngi ñuy jox confiance am di leen liggéey ci forage Baba Garage kenn mënu ñu tere kii bi léegi nag mooy nguur gi na jël ay matuwaayam autorités yi nañ jël seen matuwaay ñun di leen déposer plainte normalement ci kanamu procureur par rapport ak ñi nga xam ni ñooñu agressé ñi nga xam ni ñoo toj suñu véhicule il faut ñu fay il faut ñu topp leen.
noone la ñu dugg ci mbirum ndox rawatina lu jëm ci wàllu KMS 3 ñoo ngi ca def lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti milliards ci suñu koppar usine Kër Momar Sarr boobee nag niki ëllëg lañ ko fas yéene daal di daloo ci teewaayu njiitu réew mi loole dina tax rek lépp lu jëm ci wàllu séddale ndox mi ci yenn diiwaan yi daal di gën a yemb rawatina ci lu toll ci ñeenti millions ngi doomu sénégalais Lamine Gueye Samba. KMS 3 ñetteelu usine biy joxe ndox si biir réew mi nekk si Kër Momar Sarr président de la république dina ko inauguré naka si samedi ji mu jar lu toll si ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti milliards suñu xaalis usine bi li ko tax a jóg rek moom mooy yokkum ndox yenn dëkk yi waaye itam fexe ba dootul ñàkkati ñu jagleel ko lu toll si ñeenti millions sénégalais benn million bi sax ñoom daañu leen ko jox te duñu fay dara directeur général bu SONES Charles Fall. 284 milliards ci suñu xaalis bu bari la amaay solom bi tamit natt nañ ko ci li nga xam ni moom la projet bi war a indil askan wi ci wàllum ndox séentu nañ si lu toll si ñaari junni ci million gu litre ndox amaayu solo bi toll na si rëyaayu projet bi ndox moomu bu ko usine bi jëlee si dex gi togg ko fokk mu transporter ko moo waral ñaari téeméer kilomètre réseau tuyau yoo xam ni seen rëyaay bu leen ñu koy jënd ngir si dugal ndox fii Sénégal mën nañu sax wax si Afrique. juróom-ñetti milliards yi nga xam ne nguur gi génnee na ko ngir ñi nga xam ne projet bi am na lu mu leen yàqal seetlu ñu Louga moom moo ci ëppale Charles Fall directeur général de la SONES. am na ñoo xam ni fay nañu leen seen dàmpaay ba pare fii si Louga rek fay nañ fi lu toll si ñetti milliards ak genn wàll si dàmpaay ñaari junni nit nga projet bi laal si Sénégal yëpp wante 900 personnes yi fii la si Louga 8 milliards la si gouvernement bi dugal ñetti milliards ak genn wàll yi mu ngi fii si Louga te fay nañu ñëpp a pare. gannaaw liggéey yi nga xam ne toll na si ñaari at toq ndox yu jëkk yi jóge si KMS 3 tàmbali na génn si robinet yi Sénégal yi ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru avril 2021 lii ñuul si soow mi kay bare na ay goxaat yu nekk si biir njàmbur conduite bi jaar fa te ba ñoom ba tey ñu ngi wéy di naan ndox mi nga xam ni dafa wex xorom ki leen doon jotali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Saman Sud FM. Lamine Gueye Saman ginnaaw usine ndox boobee beneen usine bu ñu fas yéene tabax ngir rek mu daal di fexe amal ay lu jëm ci wàllu vaccin ñàkk ci mbas mile ñoo ngi ko fas yéene amal foofee ca Diamniadio financement gu toll ci fukki milliards ci suñu koppar ba nga xamante ne fi mu ne nii sax daal dina yemb nguurub Sénégal ak ay partenaire am ñoom ñoo ko fas yéene taxawal ci jamono soosu itam lu toll ci ñetti téeméeri millions yi vaccin dinañ ko amal at su jot lu ko doore ci ndorteelu atum 2022 mbëbët li lool laboratoire Institut Pasteur daal di bëgg ngir rek daal di ko amal Amadou Moustapha Dieng. Institut Pasteur à partir de l'année prochaine dina commencer produire ay vaccin fii ci Sénégal. réewu Afrique yi lee daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent dañuy jéggaani bitim réew ñàkk yi lee ngir xeex feebar bi la di Covid-19 te fu mu nekk nii soxla nañu gaaw ay ñàkk ngir mën a faj seen askan yi nga xam ne feebar bi la mi ngi leen di lor looloo tax ni ki tey Sénégal daal di siifee ci ndimbalu Team Europe ak yeneen i xeetu bailleur yoo xam ne jàppale na ko benn accord ngir samp fii ki Diamniadio benn usine boo xam ne mooy defar xeetu ñàkk yooyu la fii ci réew Sénégal usine boobule war a defar toll ci ñetti téeméeri million dose at mu yàlla sàkk jàpp nañ ne nag ndorteelu atum 2022 la liggéey boobule nar a tàmbali bu ngi sukkandikoo ci Alpha Sall bi nga xam ne moo jiitee laboratoire bi di Institut Pasteur muy xam ne ñàkk yooyu lee nous avons fait le choix du vaccin de xeetu vaccin yi ñuy defar tàmm nañ ci vaccin à vecteur viraux waaye it tey gëstu xam ne mën nañu boole ñaari xeetu vaccin yépp moo tax ñun jëmuñu tëju dinañu defar ay vaccin vecteur viraux waaye dinañ defar yoo xam ne it ARN messager lay doon. et on pourra faire aussi de l'ARN messager. koppar gi ñu dugalagum ci bile projet daanaka toll na ci fukki milliards bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo di Thierry Breton doon commissaire chargé des marchés bi nga xam ne moo jiite délégation Union européenne bi lee Dakar ak Institut Pasteur dañoo ñëw rek nekk ay candidat yu am solo jëm ci wàllu fu ñuy samp usine production vaccin fii ci Afrique ndax xam nañu Institut Pasteur moom diiru juróom-ñetti fukki at ñi ngi defar ay ñàkk te kat li ñu doon ut moom mooy ñu gaawal mbir yi looloo tax daal di jublu ci Ndakaaru ci kàddoom moom Amadou Hott di xam ne mi ngi rafetlu jàppale bi nga xam ne jàppale nañ ko réew Sénégal ngir mu samp usine bu mucc ayib fii ki Diamniadio ngir defar yooyu les vaccins. ñu mobiliser 10 milliards de francs CFA boo xam ne ñu sécuriser ko année prochaine au milieu de l'année au plus tard avant mois de juin dina fekk Sénégal war a mën a commencer produire vaccin fii ci Sénégal
pour waa Sénégal wante di ko exporter. usine bi nag capacité ñetti téeméeri millions ci ay doses pour Sénégal mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest. ci noonu it muy sàkku ci Institut Pasteur ñu baral liggéey bi ngir mën a defal ci àpp yi ñu ko jàpp ñàkk bi njëkk ci xeex mbas mi la di coronavirus fii ci réew Sénégal. Amadou Moustapha Dieng ca booba ndaje itam jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu koom ci mim réew di Amadou Hott daal dina àddu ci la nga xamante ne moo jëm ci wàllu lii lee di ñàkk gi nga xamante ne dafa daal di manqué ci mim réew jàpp na ne nag loole fii ak ay fan dinañ ko fàtte ndaxte nag war nañoo dalu lu toll ci ñetti téeméeri junni vaccin buñ ca noppee itam groupe Sénégal moo ngi xaar ci wàllub vaccin googe ñu duppee Johnson & Johnson lu toll ci juróomi million ngi vaccin ak ñetti téeméeri junni ci fànn boobu la ngir rek daal di fexe képp ka nga xamante ne bëgg naa ñàkk mu daal di ko jote nu mu waree Amadou Hott ñu teewlu ko ak Amadou Moustapha Dieng. C'est vrai que fan yi ñu weesu gis nañ ay cas de Covid-19 mu yokku très rapidement. moo tax population yi ñu ngi leen di ñaan gouvernement baa ngi leen di ñaan na ñëpp respecter geste barrière mais surtout na ñëpp dem vacciné wu na ñëpp dem ñàkku yi amul benn problème ñàkku boo mën a jël muy AstraZeneca muy Johnson muy ak bu mënta nekk wala Sinopharm ak bu mënta nekk amul benn conséquence négative ay wax kese la na ñëpp dem ñàkku ñun ñu fi toog ñëpp da doon dem ñàkku aussi donc na ñëpp dem ñàkku ji loolu mooy premier objectif. vaccin yi c'est vrai que temps yi gis nañ tuuti tension rek mais loolu day jeex presque fan yii di ñëw ndaxte dina recevoir 300 000 doses mooy ñetti téeméeri junni doses dina war a recevoir fan yi France jox nañu téeméeri junni ak juróom-benn fukk ak ñeenti junni doses yéen ko jot tam fan yi États-Unis tam presque lu tolloog loolu aussi Sénégal nag def na commande ferme juróomi million ak ñetti téeméeri junni doses yoo xam ne dinañ leen commencer jot à partir de mois d'août ñu commencé ñaari téeméeri junni dose fii nag ba année prochaine chaque mois dinañ jot ay dose mooy bu Johnson & Johnson mooy bi nga xam ne benn yoon kese lan lay ñàkk après lépp sotti donc ñu ngi leen di ñaan na ñëpp respecter geste barrière yi ñëpp dem ñàkku ji ndax suñu mun a aar suñu réew aar suñu économie aar sunu ay doom aar sunu ay mag aar sunu ay ndaw même xale yi nañ dem ñàkku ji parce que ñàkku yi incha allah du am benn problème et aussi COVAX mu ngi si jàppale initiative AVAX aussi mu ngi si jàppale. ci noone la ñuy àddu itam ci yokkute li nga xamante ne moo jëm ci wàllub mbas mi fii ci Ndakaaru comité régional bu épidémie daal dina lancé niki tey ji wala boog door niki tey ji ñettu fan ya nga xamante ne nag dañuy gën a taral lépp lu jëm ci wàllub ñaaxaate gi ak it fexe yee nit ñi ci lay jëm ci wàllub mesure barrières yi ak nees lañ koy daal di fexe dem ba daal di ci ñàkku Alxasan Sall nekk gouverneur bu Ndakaaru moo ci doon àddu moo ko teewe woon itam Abdoulaye Diop. ak lu ëpp junniy kaa ci ñetti fan ak lu ëpp ci téeméer yoo jël juróom fukki yi ci diwaan bu Ndakaaru jàmp na ñu amal ab xeex boo xamante ni ci askan bi lay dooree ngir moytandiku ñetteelu wàgg bu gën a metti suñu sukkandikoo ci gouverneur bu Ndakaaru bi door ñetti fan yu Ndakaaru ngir xeex Covid-19 Alassane Sall. ni nañu duggaat gox yeeg goxaan yi waxtaanaat ak askan bi ndax nekk nañ ci contexte bi nga xam ni xëy na mesure restriction yi ñu jëloon yépp yëkkati nañ nekk nañ ci contexte bi nga xam ni ñi ngi waajal tabaski comme loolu lépp nag am na mënul ñàkk li ci des rek mooy farlu mooy li ñu kër docteur digal ci wàllu prévention nañu ko def. jëfee lii di geste barrière yi dañ ko war a boole ak ñàkku gi waaye ñàkku googee nag dafa wàññeeku ndax vaccin yi li mu daal di manqué gouverneur bi di dalal xel yi. mais xamal askan bi di leen rassurer ñu leen lépp lu nga xam ni disposition bu état war a jël pour vaccin bi disponible xam leen ni ministère de la santé et de l'action sociale jël na ko ci ndigalu président de la république ba vaccin yi fi nekk bu doyul it am na lu ñuy xaar lu am solo lu nga xam ni bu ñëwee képp ku nga xam ni bëgg nga ñàkku di nga ñàkku ca doo am benn jafe-jafe. acteur communautaire autorité municipale ak sanitaire ñoom ñëpp woon nañ leen ñu wàcc ci terrain bi ngir dakkal lawup coronavirus bi rawatina ñetteelu wàgg gi opération saupoudrage di poudre gi loolee itamit service d'hygiène daal dina koy door. service d'hygiène boobee itam ci woowa ndaje la daal di porox ndoolu ngir rek daal di fësal liggéeyam gu mu fas yéene amal lépp lu jëm ci wàllu pompe ak setal ruq-ruqaan yi fii ci Ndakaaru ngir rek daal di fexe nawet gu daal di mucc ayib lépp lu jëm ci wàllu yooyu itam
ñu daal di ko pompe dañuy teewlu colonel Maodo Malick Diop moo nekk chef service hygiène ci Ndakaaru ñu teewlu ko Abdoulaye Diop. chaque année moom dañ daan def campagne bi waaw parce que bu hivernage bi jegesee rek donc dañuy ñëw def benn pompe saupoudre te loolu luñ ci jublu mooy wàññi yooyu wàññi weñ yi parce que aussi gis nañu temps yi weñ yaa ngi commencé bëri yooyu yaa ngi commencé bëri te yooyeeg weñ yeeg yooyu ñoom ñooy indi yeneen feebar yi nga xamante ni si moo mel nag ay paludisme moo mel nag ay dang gis nga dañ koy surveiller même les maladies diarrhéiques aussi dañuy faral di ko gis n'est-ce pas ci inondation yi ci hivernage donc loolu aussi dañ koy booleeg ay opération technique boo xamante ne si dañuy jéem a raj dañuy rey carrément microbe yooyu donc loolu daañu def ay saupoudrage moom dañ ko def ci commune région de Dakar bi yëpp bon ñu ngi commencé nag fii ci département de Dakar après dañuy dem au niveau de département de Pikine def naa après ñu dem Guédiawaye après ñu dem Rufisque donc loolu yëpp daañu ko def vraiment daañu duggaat ci kër yi aussi xool lépp loo xamante ne si ay gîte larvaire parce que mën na ay ndox yu taag ay pneu yu taag yoo xam ne mën na tax ba larves yi développé yi nekk ay moustiques di ci yaat moom loolu tamit daañu ko def ko defee ñu détruire n'est-ce pas yooyu. tàggat yaram coupe du monde basket la ñuy àddu Sénégal dafa daal di nërmeelu ci quart de finale yi ci kanamu États-Unis mi nga xamante ne daal dina ko dóor lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti poñ Sénégal daal di am juróom fukk ak juróom-ñett Sénégal nag fi mu ne nii moo nekk juróomeel bi place ci wàllu pour tournoi boobee dañuy teewlu kàddu ya nga xamante ne seen entraîneur daal dina ko yëkki ci équipe nationale bi nga xamante ne amaguñu fukki at ak juróom-ñeent di Parfait Advoudon ñu teewlu ko ak Odile Minkilan. sant yàlla si match bi ndokkeel équipe américaine quand même mérité na victoire am wan na dëkk basket la maa ngi félicité sama joueurs yi nga xam ne def nañ tamit match bu normal match bu baax. waaw match bi li def différence bi mooy suñu perte bal tey dañ def ñaar fukk ak juróom-ñett perte bal te mosuñu ko def si tournoi bi loolu moo ñu sonal noonu si sa perte bal yi équipe bi ñëw dugal 42 points xoolal rek 42 points panier facile. seconde chance mu ñëw dugal 12 points boo xoolee 54 points yi nga xam ne yow sa position la donc loolu moo ñu gën a sonal moi je dis que fu ñu doxulee mooy gestion suñu bal yi si on se permet de faire des pertes de balle 28 pertes de balle c'est normal ñu perte nii. fu secteur bu doxul nag mooy surtout côté meneur nag indi bal bi poser le jeu loolu daal loolu moo ñu sonal tey pourtant nag yeneen match yi daaloon nañ gënoon nañ jeu lu gën a baax lii daal mais tamit ci félicité noonu la au niveau tey day dox tey du suba du dox. waaw mais bilan par rapport ak bilan bu ñu la def tey moom wax dëgg yàlla fu ñu toll nii mënu ko def bilan parce que des nañu ñaari match des nañu ñaari match yi nga xam ne il faut que ñu dem jusqu'au bout moi je pense que match yi ñuy def yu am solo la pour ñun am solo match 7 match de classement la il faut pas que ñu baisser les bras compétiteur du baisser les bras quelle que soit situation bi dañ ci jàng lu nekk man loolu laa leen wax loolu la ñuy wax te loolu la ñuy fas yéene def bu ñu paree ñaar match yi dinañ toog ak directeur technique ak sama assistant ñu def bilan bu à tête reposée ñu xool perspective yu xool naka ñu def pour gën a mën a avancer daal man daal loolu mooy sama xalaat loolu li si des mooy encourager xale yi encourager ne leen bo match nii la tey day dox suba du dox daal man loolu laa ci yaakaar léegi leneen li si des mooy remercier tamit sama collègue entraîneur yi nga xam ne ñoom du début jusqu'à la fin bàyyi ñu benn yoon dañuy am yónnee seen rapport de scouting yooyu yëpp ñëpp jàpp nañ ci daal ñu xam ne basket Sénégal la noonu la daal dinañ ci rectifier continuer daal moi sama xalaat loolu la daal te yeneen ñaar match yi dinañ ci concentré wu def ci li ñu ci war a def bu baax a baax. di kaddu Parfait Adjouvant mi nga xamante ne moom mooy tàggat ndaw yu amagul lu toll ci fukki at ak juróom-ñeent ci wàllu pour basket ñaar fukki association ak juróom-ñett ñu daal di leen séddale ci juróom-ñaari poule fi mu ne nii ñoom ñoo fas yéene amal fanweer ak ñeenteel bi yoonu édition nawetaan di édition phase nationale sportive et culturelle di ONCAV foofee ca Thiès Mbour jàpp Tivaouane niki ñaar fukki fan ak benn ci weeru août gële ñu dégmal jàpp ñeenti fan ci weeru satumbar at gële ñu daal di nekk amal nañ ci ab ndaje ba nga xamante ne nag dañoo doon waajal yëf yi ni mel ngir rek daal di fexe itam taxawaay ga nga xamante ne dinañ ko taxawee ci wàllu pour mbas mile ak mesure barrières yi ñu teewlu kile di Ibrahima Ndaw moo nekk directeur de cabinet gu jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram ci mim réew ak Eumeu Ndiaye. am mbégte di fi représenter ministre des sports ci CRD bi nga xam ne dañ ko consacré aux phases nationales sportives et culturelles des nawetaan bi ñu ñëwee gis nañ ne kilifa yi nekk fii kilifte administrative yi ak ñi nekk ci mairie bi jox nañ bopp mbir mi ndaxte xëy na xale yi dañuy jógee ci région yi ñëpp mais ñoom aussi seen yëf la moo tax ñëpp jël nañ ay engagement ne danañ ci leen jàpp service yi nekk ci région yi également taxaw nañ am nañ yaakaar ne daal phase nationale yi nga xam ne lañ jëm yàlla dina ci def sutura mu nekk phase nationale yu am succès. waaye feebar bi wunniwaat na de. feebar baa ngi fi nag mi ngi jóg mais gouverneur wax na ko feebar bi moom il faut que su dee dafa nar a continuer nit ñi jël ay mesures ndaxte également bakkanu doomu aadama dafa am solo xëy na war nañoo organiser
wante war nañoo protéger ñëpp loolu également ministre dina ci taxaw ba su boobaa ñëwee lépp li ci war dinañ ko def. assemblée générale fédération sénégalaise bu football ñu fas yéene ko amal niki juróom ñaari fan ci weeru août club bu Ziguinchor ñoom fas yéene jàppal tànk ki la di maître Augustin Senghor mi nga xamante ne moom mooy dàggaanu baatu askan wi rawatina ci fédération boobe bi nekk ñeenteel bi yoon. décision boobee nag niki tey ji lañ ko daal di jël ginnaaw ba nga xamante ne daal di nañ fa am ab ndaje ci ligue régionale bu nekk ca Ziguinchor. Irama Djiba moo nekk président ligue régionale bu Ziguinchor ñu teewlu ko ak Ben Michel Kanfoudi. depuis ay fan ñu ngi doon def ay daje pour xool en tout cas ci élection yi ñëw le 7 août pour fal président fédération sénégalaise de football ñu jàpp ni am na candidat bi nga xam ne ni muy fi ba tey def na en tout cas lu mucc ay ci football Sénégal parce que tey football Sénégal il faut ñu reconnaître que ñëppay football ci Sénégal fii moo xam depuis cadet yi ba junior yi ba senior yi ñëppay football te compétition yi dañuy yegg. donc loolu rek doy na pour ñuy delluwaat ko parce que loolu la ñuy laaj football total ci dëkk bi te loolu mu ngi am Abdoulaye Sow te mu jiite ligue de football amateur mooy LFA moom tamit en tout cas def na bu mu fa nekkee ba tey mu ngi def ay jéego yu mag a mag a mag ba tax na ñun tamit yaakaar nañ ni war nañ ko mën a gunge ci élection boobu moom tamit mu jàll. mais aussi am na Malang Diédhiou bi nga xam ne ne moom moo ñëw yàggul vraiment mu ngi andi li nga xam ne ne changement yi wér a wér ci biir ba tax na vraiment suñu arbitrage aussi mu ngi progressé. lan moo tax ngeen porter seen choix ci Augustin Senghor te waxtaanu leen ak yeneen candidats yi. bon c'est-à-dire Augustin comme ni ma ko waxee mu ngi fii depuis 2009 lu mu liggéey ci football loolu rek doy na pour que ñu delloo ko wóolu ko. ñëpp a ngi football non yeneen candidats yi jaratul ñu déglu leen parce que suñu leen dégluwee tamit dootul am benn njëriñ. ci noonu comité sénégalais bi nga xamante ne dafa jóg ngir rek daal di sargal kile di Laye Diaw lëkkaloo ci ak mairie bu Sicap Liberté niki tey ji lañ ci daal di am ab ndaje bu yaa jël yoon wa nga xamante ne nag moo nekk ca rue Liberté 289 tuddee ko turam loole moo ngi amoon ci teewaayu kilifa yu bëri ya nga xamante ne ñoo ngi yëngu ci wàllu pour tàggat yaram ay am di jàmmam ak ay àndandoom su koy nàggay aljuma juróom-ñeenti fan ci weerum sulet nekk na bés bu màgg ci sportif yi bésub tay bi lañuy sargal Abdoulaye Diaw nekk journaliste bu mag ci wàllu tàggat yaram tali bi ñu duppee Liberté 289 daal dina jël turu Abdoulaye Diaw bés ni ki tey mu nekk bés bu màgg ci sportif yi. El Hadj Abdoulaye Diaw am mbégte ak contentement ci li ni mel daal di ci yëkkati ay kàddu. wolof dafa ne lu yàgg dëgg la parce que wolof dafa ne may naa leen 30 ans su ngeen àndee 30 ans bu devenir des frères maak ñoom c'est depuis 50 ans te yàlla na gën a yàgg yàlla na gën a yàgg yàlla na. muy wuyoo ci turu Sega Sakho ancien international sénégalais bi daal dina sànni ay kàddu ngir njukkal Abdoulaye Diaw. sama diggante Laye Diaw diggante la boo xam ne du jeex mukk ba àddina tukki parce que Laye Diaw su may dégg ñu bëre Sega Sakho Laye Diaw moo tax il m'a rendu célèbre. Laye nit ku baax la nit ku am kóllëre la kóllëre mooy àddina social na baax na li ma koy ñaanal mooy yàlla yàggal ko fi ba ci kanam lafal ko cat vraiment ci football africain mënoo ci wax te tuddoo ci Laye. basketteuse internationale bi Ndeye Sène moom itam bàyyeekoo ba Ndar daal dina sànni ay kàddu ci teewaay. ma ñëwoon fi représenté comme Saint-Louisien lu rafet la pour ñu sargal ko parce que nit moom da nga koy sargal si bi muy dund mais doo bàyyi bu mu jógee fi nga koy sargal lii moom yàlla na doon lu ko jig yàlla bàyyi ko sunu konam mu fiy dund ban koy weer ak di ko weeri parce que moom wax dëgg yàlla légende la fii si Sénégal. mu nekk ab sargal bu ñëpp jàpp ni que da ko yeyoo Abdoulaye Diaw daal dinañ ko dippee tali bi jàppandal stade Demba Diop ñu doon ko woowee rue Liberté 289 bés ni ki tey mu nekk sargal ba nga xamante ne askanu tàggat yaram am nañ ci mbégte ak contentement ngir wéyal li ni mel bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee ci bésu aljuma ji dinañ amal ay match yu mag a mag foofu ca stade Alassane Djigo ci ancien footballeur 2002 yi ca diggante juróom benn équipe yu bàyyeekoo ci région yu bari loolee ngir wéyal lii di sargal El Hadj Abdoulaye Diaw.